ku nekk déjà ñu ni la fokk yow nga dem ci sa parti réunir say instance nga jël décision ndax da ngay toog ndax da ngay dem loolu parce que toog ci coalition bi ñaari point laa ko gisee soit parti bu nekk évaluer li muy évaluer ak procédure de décision ñu damay génn wala ki nga xam ni moo jiite coalition bi ni yow kat mënatumaa nekk ak yow da ngay génn te loolu yëpp gisuñu ko ki jiite coalition bi comme ni ko Mor waxee li mu warloo ak waa coalition bi ñun gis nañu mi ngi koy def mu ngi boole ñi bokk ci coalition bi mi ngi leen di boole mi ngi wax ak ñoom mi ngi discuter ak ñoom yeneen parti yi nga xam ne nag ñoom ñoo war a évaluer bu ñu yeggee ci fi nga xam ne foofu la ñuy évaluer parce que kenn mu leen a forcer ni leen tey ngeen évaluer ñoom ñoo war a egg fi nga xam ne nii ñoom la noonu la ñu tërale seen i statut seen i règlement intérieur ñii ngeen di jëlee décision loola kenn mënu koo teggi foofu rek nga mën a jaar pour jël décision ni lii laa décidé wala lii laa décidé loolu moo tax mu bëggoon ñu xam ni loyauté bi mooy li nga xam ni tëral nañ ko ni Benno Bokk Yaakaar bii dañ koo décidé pour ànd jële fi li fi nekkoon ànd liggéey réew mi loolu itam ñi nga xam ni ñooñu nekkal ci gouvernement bi ña nga cay def li ñu man seen kem kattan Sénégal yëpp gis ko ñi ñu nekkal assemblée nationale ña nga cay def la ñu man ñeneen ñi nekk ci réew mi ñi ngay def la ñu man loolu mooy loyauté bi te kenn gisu leen ñuy wëlbatiku di diingat wala di wax dee wala di wax lee loolu gis ma ko benn loolu moo laa jàpp ni mooy loyauté alors leneen li ci des maintenant bu fekkee ni yegg nañu fa nga xam ne nii foofu lañ ko war a waxtaane parti bu nekk jël di waxtaan ba pare jël décision. très bien Mor suite bi lan la actuellement situation bi day dem ba yegg ci ngeen créer des structures dans les départements dans les collectivités wala comment ça va se passer. waaw foofu aussi damay wax rek rafetlu li doyen wax léegi parce que dañu jógee teeru bi dafa am benn groupe de travail bu ñu mettre en place groupe de travail bi daanaka ci toll ci fukki nit la ñu mais li ñu jëkkoon wax bis yu jëkk yi ñu def nii sax ñun ñaareelu bis bi lañ ko tegoon mais biñ ko tegee xoolaat ko saytu ko ñu ne nañu ñëw bis bi jëkk ministre yi jaar wax seen politique publique bi nga xam ne ni moom la président de la république xotti pour ñu jaar ci pour yóbbu Sénégal ca kanam comme ni mu ko waxee dañ ne woon affaire bi dañ koy def ndax Benno Bokk Yaakaar mën a nekk ndëslaayu gouvernement bi pour mu mën a yóbbu Sénégal ca kanam ñu ne nañu déglu ministre yooyu ndaw yooyu nga xam ne ci gouvernement bi lañ nekk di liggéeyal askan bi loolu moo tax ñu déglu leen bi leen dégloo aussi dafa waroon a jàll yem ci bis boobu dañu waroon xëy rek ñu ñëw def ci benn débat waxtu waaye comme assemblée ba ñoom ñoo moomoon seen bopp di décider ca lañ fa doon def ñoom ñoo wax bi ñu ubbee liste bi ñeent fukk ak juróom benn yooyu bi ñu bindoo ñaar ñoo ca wax ñu dolliwaat ñeneen ministre yi war a ñëw tontu affaire bi dem ba presque 16 heures moo tax ñu dellu siwaat nag li nga xam ne ni moo doon lii nekkoon ci solob ñaari fan bi di structuration bi d'abord avant structuration bilan d'étape ak perspective mu war ca topp structuration ak fonctionnement bi ak bilan d'étape bi bu ñu ca demee lii ñu wax fii ñun ñii ku ci nekk da sa xalaatu bopp nga wax ndax parti yi tamit dañuy ñëwal seen bopp personnalité indépendante yi ñëwal seen bopp ku ci nekk ak mouvement citoyen yi ñëwal seen bopp ku nekk di nga wax yow lan nga xalaat ci structuration boobu yow lan nga xalaat ci bilan d'étape bi nga xam ne ni moom lañ jàll ndax sama rakk wax na lu am solo daf ne coalition bi li ko indi woon ay coalition de candidats la woon tey loolu weesu na nan wax rek parce que askan wi ñuy déglu te li ñuy wax nit ñi dinañ ci am njàngat coalition yooyu tey am na ñoo xam ne gisatuñu seen biir ku mel ni maître El Hadj Diouf keroog ni mu waxee xëy na am na rëq-rëq fenn ndax ñun ñëwuñu woon pour defee noonu structuration moom am na kenn koo xam ne daf koo nekkaloon ci biir groupe de travail bi muy Eli donc lañ fa def lépp moom ci boppam cautionné ko waaye la mu wax dëgg am na lu ci nekk dëgg moom dafa génn ci coalition ba nga xam ne ni moo nekkoon coalition électorale ba mu bokkoon tey terewul mu génn mu ci biir Benno Bokk Yaakaar donc dëgg la mu xam moom naka la ciy demee ak naka la ciy taxawee donc ma jàpp ne
bu ñu demee ci structuration boobu Zator wax na ko ku ci nekk di nga ci wax sa xalaat ndax nag ñunu neen la waaye nañ waxante dëgg te lal ko ci dëgg. parce que dëgg rek mooy mucc. ànd boobu sax gën a wóor. moom moo wóor te man jàpp naa ne nii ko Abdou Karim waxee doyen waxe ko ni Zator waxe ko ni man jàpp naa ne président de la république bis bu ñu demee ci bis bi nga xam ne ni ci la ñuy defee structuration dina déglu ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañoo bokk ci coalition bi ku ci nekk wax sa xalaat daañu def synthèse boo xam ne nii man ay la yoon dina mu yóbbu ci dëgg parce que yoonu dëgg wi mooy dem ba 2017 bu ñu demee nag ba nga xam ne nii diggante bi am na loo xam ne nii xëy na dal na ci parti parce que aussi wax wala xalaat xel dafay xalaat mën a jàpp bët mën a ubbi gis la xel xalaat bu fekkee ne am na parti boo xam ne ni dem na ne ba ne man kat candidat war naa koo am bu boobaa day génn ci coalition bi ndax coalition bi liñ ci wax ci code de conduite bi nga xam ne nii préparé nañ ko doyen bokk na ci ñi ko doon tabax ni di ko móol dem nañ ci ba wax ci ne kenn amatul droit nekk ci biir coalition bi di am yenn taxawaay yi loolu maanaam dañoo am dafa am ay principes yu ñu ci wax am ay valeurs yu ñu wax ci code de conduite boobu. autrement dit benn parti mënoo nekk ci biir coalition bi dem candidat booy opposé wu am. non pas c'est-à-dire ci ni ñuy doxalin comportement waaw comportement bi ak suñu diggante ci diggante parti yi nga xam ne dañuy nekk ci biir ko parce que même candidat bi loolu dafay kii wax na ko Karim wax na ko boo naree dem bay indi candidat kan koy xam naa ne wax dëgg yàlla te xanaa da ngay am neneen mooy taxawee. nga ber sa langue waaw waaye da ngay ber sa langue comme li fi daan am rek. toujours du ñu nekk nag wax dëgg yàlla lu bees parce que aussi am na fi amati fi. waaye sax yéen ñu doon théoriser candidature plurielle kay waru leen bañ candidature. non ñun. loolu nag dama ciy bëgg lool ndax dama ca nekkoon ñu doon théoriser candidature plurielle yéen 2012 ngeen théoriser candidature plurielle. mais 2017 ngeen bëgg théoriser candidature ma ne loolu moom damay sawar wax ci. parce que maa ngi fàttaliku bi ñu dee jël ne dañuy dem Ngor Jaaraam war fa waxtaane orientation programmatique yi bis boobu lañ njëkk a indi maanaam waxtaan wu yaatu wu ubbeeku lu jëm ci candidature ñun ñu waxoon ne candidature unique moom mën ñu ci ànd tey mën ñu ci ànd suba même ña ko doon wax bañ ca mujj ga dañoo mujj ku nekk dem tasaaroo lii nag dafa contexte la comme ni ñu ko waxee nii contexte bi moo wuute maanaam taxawin bi ak gis-gis bi ak dundin bi moo wuute ndax fii dañu ànd di liggéey ànd bi ñuy liggéey askan wi la ñuy liggéeyal te bu ñu demee ba jëmmi jamono jot dañoo war a taxaw yëkkati ne askan wi lii kat li leen doon defal te askan wi lii leen doon defal mooy li ma la waxoon fii élection présidentielle rendez-vous benn nit la ak askan wi donc kenn nit rek mooy mën a jóg taxawaat ñëw ne askan wi lii kat ba ngeen ma joxee lii laa ci def lii laa ci def lii laa ci def moo tax ma jàpp ne képp koo xam ne ni ànd nga ak ñun ci loolu ci bilan bi bu ñu demee wax dëgg bu ñuy def bilan bi da ngay mën a ñëw nekk ci ginnaaw ki nga xam ne ni moom mooy def bilan bi muy président Macky Sall ndax moom la fi yàlla teg moom la réew mi di laajaat askan wi. Mor li mu wax leer na nañ. Mor li mu wax leer na nañ leer nañ ku fu mu nekk lii bu ñu dawalee tuuti ñu bëgg a toog ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dañuy def ni AFP def structuration bi nan nga ko gisee ban objectif la war a mën a am. waaw pour man dama bëgg d'abord leeral benn affaire comme ni ma ko waxee léegi moo reprendre ko Benno Bokk Yaakaar coalition de coalition la maanaam ay Moustapha Niasse était candidat à la présidence il ne l'est plus nekkatul candidat lan mooy pertinence coalition bu dee coalition bi dañ ko bëggoon a jël pour far ko président loolu moo tax ñun Ligue démocratique bi ñu jógee ci élection présidentielle yi ñu def suñu bilan ne suñu coalition pour dem élection la woon pour fal Moustapha Niasse président loolu réussiruñ ko waaye jëlee nañ fi Ablaye Wade def fi Macky Sall ñun LD demut bokkutuñ coalition Benno Siggil Sénégal. donc c'est le parti. oui LD. oui qui est dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. absolument voilà. ñoom ñëpp mën nañ koo confirmer ne Ligue démocratique. loolu mooy seen démarche. Ligue démocratique boppam la toogal Benno Bokk Yaakaar toogu fa turu Benno Siggil Sénégal ñun dematuñu réunion Benno Siggil Sénégal yàgg na bokkutuñ Benno Siggil Sénégal ñun benn coalition lañ bokk muy coalition Benno Bokk Yaakaar te man ci sama xel mu gàtt de. coalition Benno Bokk Yaakaar warta nekk coalition de coalition
parce que coalition de coalition ay problème rek lay indi problème confiance dana fa am problème loyauté dana fa am et division lay indi aussi ci biir coalition parce que day tax ba coalition yooyu dañuy gisee balaa ñoo ñëw Benno Bokk Yaakaar pour man ci sama xel mu gàtt de coalition Benno Bokk Yaakaar coalition de parti politique la ak ay organisation yeneen ñu leen fekk si waaye warta nekk coalition de coalition loolu sax moo gën a mën a tax affaire bi gën a leer ci sama xel mu gàtt séminaire bi dana ko régler séminaire bi la débat bi dana posé wu foofu ku nekk wax sa xalaat ñu xool li nga xam ne moo gën mais man ci sama xel mu gàtt man Abdou Karim Fall li xew Benno Siggil Sénégal LD retiré wu parce que la ko taxoon a jóg weesu nañ ko Benno Bokk Yaakaar la ko taxoon a jóg aussi am na parti bu ñu weesu mais am na parti bu def loolu la ñu war a defaraat xool nu ñuy àndee maintenant ànd boobu nag il faut ñu tegu ci ay kuréel parce que bu ñu ko tegu ci ay kuréel pëccëxoo lay nekk xam nga boo jëlee exemple Benno Siggil Sénégal ànd bu ñu tegoon ci ay kuréel yu dox la Benno Siggil Sénégal foo demoon ci Sénégal fekk ko fa waaye nag comme li ma waxee léegi rek contexte am na nu ko marxiste yi waxee waaye mënu ma ko tekki ci wolof contexte la c'est-à-dire contexte 2012 du contexte 2014 du nekk contexte 2017 ñun ci opposition lañ nekkoon di xeex benn nit loolu lu ñuy boole day yomb lool parce que ñun ñëpp waa ji lañ fi bëgg a jëlee dama la jox benn exemple Benno Siggil Sénégal comme ni nga ko waxee ICF la woon ak Front Siggil Sénégal. mu nekk Benno Siggil mais bañ ko dajalee ICF amatut Front Siggil Sénégal amatut. Benno Siggil Sénégal rek moo am. lan moo tax Benno Bokk Yaakaar tey Benno ak Tanor am Benno Siggil Sénégal am yeneen Benno yeneen Macky 2012 am. 2012 loolu yëpp day indi ay problème rek loolu yëpp day indi ay problème. d'ailleurs Macky 2012 sax ñun 2012 weesu nañ ko. nee naa leen nag gars yi bu leen xëccoo Macky nee nga Macky 2017 sax au moins. loolu mooy pertinence contexte bi. contexte bi ñu nekk parti politique yi dañoo war a jël seen responsabilité parce que tey boo demee Benno Siggil Sénégal AFP jël na position mais yeneen parti yi jëluñ position quelle est la position de Benno Siggil Sénégal par rapport à Macky Sall en 2017 xam nga tey bu ñu ko naroon a def rek dana indi problème bu rëy mais bu dee parti bu nekk yaa jël sa décision bopp def say analyse dégager say perspectives. le PIT jël na position par rapport ak de sortie Moustapha Niasse. non maa ci biir non xam nga mi ngi bokk ci Benno Siggil Sénégal mais il n'est pas d'accord avec la position exprimée par Moustapha Niasse. non man li may wax mooy position chaque parti Benno Siggil Sénégal par rapport à 2017 xam nga loolu AFP rek la ne ko mais yeneen parti rek la wuñu ko donc loolu moo lay won complexité coalition yi coalition pour fal président bu faloo ko coalition boobu pour man ñu am beneen président bu ñu fal di ko jàppale dañoo war a def coalition ci wetam suñu ànd ak moom juboo ci ay kaddu juboo ci doxalin ñu ànd ak moom ba mu sës bu ñu ànd ak moom ci doxalin def suñu évaluation xool ne kii kat ànd bi ñu ànd ak moom bu ñu ko évaluer dafa négatif liñ yaakaaram ci moom pour mu def ko ci askan wi defu ko nangam su boobaa nag ñu ne ko sëñ bi kat suñu ànd ak yow fii la mën a yem man loolu laay wax àndu dëgg c'est-à-dire bu ñu naxante bu ñu nax Sénégalais yi parce que sax finalement nax Sénégalais yi la di ànd boo xam ne bii ku ci nekk xam nga fa nga jëm amul njariñ nañ ànd boo xam ne bi dañ koy def ci intérêt Sénégalais yi il faut que ñu xam ne parti politique bu ñu ko créé wuñ ko pour benn nit non créé wuñ benn parti pour benn nit nekk président wala mu diriger Sénégal loolu war ko tax jóg parti jóg parti bu ñu koy créé da ngaa bëgg indi sa contribution ci ni réew mi doxee mu changé gën a amal njariñ askan wi Sénégal gën a jëm kanam loolu mooy objectif parti politique te loolu mën nga koo def saa nga nekk président de la République majorité parti d'ailleurs loolu la ñuy def c'est-à-dire que ñu xam ne njariñu askan wi lañ jiital mais bañ a jiital njariñu Mor Ngom parce que bëgg nañu nekk président wala njariñu Mame Bounama parce que bëgg nañu nekk président wala Zator non nañ jiital njariñu askan wi ñun suñu parti askan wi la moo ñu soxal donc lépp lu ñu mën a def pour askan wi jariñoo nguur ak Macky Sall gi loolu la ñu war a def bu ñu jàppale Macky Sall tey du intérêt LD parce que bu ñuy calculer intérêt LD bëriwu ci gouvernement benn ministre lañ fa am amuñ benn directeur général amuñ benn directeur agence nangam xam nga loolu bu ñuy calculer intérêt parti bi c'est relativement mince mais li ñuy jiital ñun mooy fi Sénégal toll nii dañoo war a jàppale Macky Sall ba mu jëmale Sénégal kanam li ñu fi nekk ko fekkoon ñu war ko fi ñu jële ko fi xeex ndóol gi ñuy pasare xaalis réew mi ñu arrêté ko ñi sàcc xaalis réew mi ñu fexe ko fee jël si démocratie bi ñu bañ koo wàññi waaye ñu yokk ko njàng mi ñu yaatal ko wér-gi-yaram bi ku bëgg a faju ma faju baykat yi ñu toppatoo seen mbay mi ba buñ bayee duñ bayee ñetti weer rek mais ñuy bay at
ñun yooyu moo ñu soxal c'est-à-dire lu jëmale Sénégal kanam waaye pas fal Abdoulaye Bathily wala Mamadou Ndoye wala Abdou Karim Fall président loolu du suñu objectif parti fondamental suñu objectif parti fondamental moo ñu fexe Sénégal jëm kanam Sénégal nekk un pays émergent te loolu képp ku fi toog di ci liggéey